ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te rek dañuy reveniraat ba tey ci fi réew mi toll ndax mbir yi kat pareeguñ ci umpaliwu leen ni depuis 48 heures yi ñu weesu takk der yaa ngi wër di jàpp ay jeunes ci biir jeunes yooyu noonu mu am ci sax ñoo xamante nii mosuñ dem manifestation dañ leen di rek jox benn exemple bu ñu jot tey gannaaw ba ñu sàkkoo ñu envoyé ñu képp ku ñu jàpp fan yii ci adresse mail bii di samaxalaat@gmail.com. kii mi ngi tudd Mame Thierno Kandji dëkk Mbour dimanche bi weesu la ko patron woolu mu génn ñu daal di koy jàpp boobaak léegi ñu ko téye actuellement ñun ñi ngi recensé bépp doomi aadama bu ñu teg loxo ñu ngi sàkku képp koo xam ku ñu téye nga lawaay nga envoyé ñu ko ak photom ci samaxalaat@gmail.com ndax gis nañ ni combat bi xaajul bay jeex dafay rek soog a tàmbali ndax ji koy baadoolo bi ñu waxoon ci Macky Sall gis nañ ni waa ji parewul ngir soppeeku malgré digg yi mu defoon bërki Dembo Ndiaye. képp koy wut jàmm ci réew mi jàpp naa ne ki jiite réew mi ngay gën a wutal jàmm te lépp lu laal askanu Sénégal ak commenti laal si lu metti ci man mi lay gën a metti moo tax li ñu ma ñaan di doxal jàmm fexe ba mbir yi ñu dox si ngir mu wàcc jàmm am ndax jàmm loo ko jëndee jar na ko lii rek moo waral ñun ñu doxalee nii man mi nga xam ne nag man la yàlla def ma jiite réew mi tey jii lépp luy sama kattan ci nguur gi danaa ko def ngir jàmm jooju ñu ñaan dellu si réew mi. lii la waxoon bërki démb ñu gis ni lam doon wax yépp dara amu ci Macky Sall bëggul jàmm ba tey mi ngi ci tànki fayantoo ndax li fi xewoon bërki démb ba tey daf ko métti ndax xaaru ko woon daf ko bett. yabel bi gën a mag nag mooy bés 8 mars bi mu doon wax ak sénégalais yi mu defal ñu signe bii nga xamante nii ci agenda wu nouvel ordre mondial yi la bokk ngir def clin d'œil jaami seytaane yi mu fi nekkal. lii daañ ci revenir ci biir vidéo bi mooy lan lay symboliser ci kuréelu jaami seytaane yi. Macky Sall jom dafa xëy mu gontu dara safu ko ñun foogoon nañ ni soulèvement populaire bi am fan yii yëpp dina ubbi ay bëtam vidéo bi weesu ñu ngi koy sax jox ay conseil mais kii amul jom ba tey mi ngi ci tànki noot sénégalais yi dooleel fi mbir góor jigéen yi dooleel fi seytaane yi li ñenn ñi di wax dëgg la dafa def li tubaab di wooyee reculer pour mieux sauter maanaam def marche arrière waajalaat boppam ngir gën a mën a duma sénégalais yi lii moo nekk ci bopp Macky Sall. ci reveniraat en force boobu noonu dégg nañ ci Éric Zemmour mu ne Macron moo conseillé Macky Sall mu bàyyi Sonko ngir mbir yi mën a sedd am na sax ñu ko envoyé mais wax dëgg fa yàlla ñun sénégalais yi soxlawuñ Éric Zemmour di ñu wax ci Macky Sall ñu koy soog a gëm Macky Sall Macron papaam la loolu du information xale yu ndaw yi sax moom la ñuy fooyee Macky Sall booyu Macron li tax Macky Sall gën a dooleel armée française suñu réew c'est pour que bu demee ba am problème ñëpp woon ko ginnaaw armée française daal di koy sauver mais nañu def attention ci Éric Zemmour parce que waa ji manipulateur la du référence du modèle ñun personnellement duñ ko sax déglu bi muy wax naan Macron moo ne Macky Sall mu bàyyi Sonko li mu ci jublu woon mooy gëmloo jeunesse su Sénégal ko du seen xeex bi moo tax Macky Sall dellu ginnaaw maanaam ñàkkal fayda soulèvement populaire bi am ñun ñëpp a xam nañ ni Macky Sall marionnette la mais même bu fekkoon ni Macron moo ko conseillé mu dellu ginnaaw c'est parce que Macron sentir na que ni intérêt français yi dañ ko menacer suñu réew entreprise française yi la ñu ciblé parce que dañoo sonn ci nooteel bi lii message la boo xamante ni Macron comprendre na ko. kon bu kenn néewal doole bu kenn xeeb li fi xew fan yëpp ci soulèvement populaire soxla wu ñu déglu Éric Zemmour pour xam ni Macky Sall booyu Macron la Sénégal lay nekk di ñàng-ñàngulu mais bu demee France bu ko Macron nee feccal ma mu nekk fa di mbulaa ci gin waxoon nañ ko la fois passée Macky Sall amul kilifa Sénégal kilifaam yi mooy loge maçonnique yi nekk France ñun bu ngeen seetloo rarement ngeen ñuy dégg ñu naan sëriñ si wax leen ak Macky Sall parce que bu yàgg lañu comprendre que ni Macky Sall faalewul suñu kilifa diine yi faalewu fi kenn musuñu attardé wu ci sëriñ si nañu wax ak moom parce que faalewu leen lii mooy dëgg ñàkk faale kilifa yi mooy nga taxaw àdduna yëpp di la déglu nga ne dégg naa seen tànk jàmm yi ngeen ma woo te dinaa ci taxaw. yónnee nañu ma ay ndaw muy délégation yu takku te ñaari fan yi ñu génn muy ñoom kilifa diine yi le généraux yi muy kilifa aada yi muy waa jàngu bi église muy classe politique bi. ba ci opposition bi ñenn si ñoom société civile syndicat yi ak patronat ñoom ñëpp si diiru ñaari fan yi déglu naa leen dégg naa leen itam. lii muy wax ni yëpp gëmu ci dara ci biir xelam mi ngi màttu naan bu ma leen jàppee
parce que moom rancunier la xol bee bon. le lendemain la santaane ñu traqué jeunes yi doon manifester te nee na yëyaay dégg na yoonu jàmm yi ko kilifa yi woo kuy wër naafeq jàppal Macky Sall non seulement naafeq la mais aussi du wax dëgg. nee nañ lan la ñuy toppee jeunes yi doon manifester te ñu jàpp leen te nee naa leen ñu ci bari manifester wuñu woon wala ku ci manifester woon la plupart ñi ci ëpp bokk da ngaa gàddu say drapeau ngir xeex liberté ak démocratie ñu jàpp leen ne dañoo def ay ñaawteef moo xam yàq wala jël alalu jàmbur te yan alalu jàmbur la ñuy wax mooy entreprise française yi nekk ci biir réew mi maanaam li tax Macky Sall di wër di jàppalu doomi aadama yi mooy won waa France que ni ñi doon yàq seen alal di attaquer seen entreprise jàpp naa leen maa ngi leen di corriger. ñun pour dire vrai sincèrement amuñ benn yërmande ci entreprise française yi fi nekk bu mënti doon nag moo xam Auchan moo xam Total moo xam Canal Plus moo xam itam Eiffage boo waxee nag ñu ne la am na ay sénégalais yu fay liggéey di fa daan seen doole loolu dëgg la mais ñun suñu réew est-ce que bu ñu liggéeyoon dooleel suñu entrepreneur financer jeunes yi ñuy créer ay emploi est-ce que dinañ soxla di yaakaar ci ay sociétés yu jógee bitim réew ngir wutal ndaw yi xëy li tax suñu ndaw yu sonn c'est parce que jàppale wuñ leen. nee na ñu ngi jàpp ñu doon sàcc ay meew ay ceeb ak yu nu mel ci Auchan yi sàcc moom baaxul ak lu mu ndaw ndaw dégluñ ko kenn mais Canal Plus bi ñuy sàcc ay milliards chaque année lan lañ ci wax. Macky Sall mi dox Total suñu pétrole ak gaz alors que moment boobu noonu am na yeneen sociétés yu postulé woon proposé woon lu gën a bari Total mais Macky Sall dafa bañ jox ko Total xañ Sénégal ay milliards lan lañ wax ci loolu. li ñu France pillé depuis esclavage rey suñuy maam sàcc suñuy ressources di woy di ñu noot ba léegi nii. am ñoo xam ne méttit lu wuñu loolu mais benn boy bu xiif profité ci manifestation jël benn saaku ceeb Auchan mais loolu la ñuy gën a ñaawlu que ñi fi nekk di sàcc ay milliards bu ñu jàpp nañu jàppandoo ñëpp mais fii sàcc yu mag yi la ñuy bàyyi ñu doxantu ci biir réew mi jàpp ay innocent yoo xamante ni nguur moo leen xiifloo ñàkkloo leen loofloo leen bañ na loot Sénégal nañuy waxante dëgg bu fekkee ni mënuñoo jàpp sàcckatu milliards yi ñi nga xam ne dañ leen di defal ay avantages fiscaux duñu fayee impôt di sàcc suñuy xaalis di yóbbu ñooñu bu leen mënul teg ci yoon nañu bàyyi ndaw yi ñuy jàpp. ba tey ci aberration bi nekk ci jàpp bi ñuy jàpp ndaw yi fan yi ñun li ñu gën a jaaxal mooy yow yaa ngi wër di jàpp ay manifestants mais policiers yi rey lu ëpp fukki doomi aadama yoo xamante ni ñoom yoruñu woon ay armes nekkuñu woon menace attaqué wuñ benn takk der mais xoolal li xew Parcelles ñun ba tey image yi buñ koy setaan daf ñuy choqué ba jooy rek moo ñuy dese jeune buy dox yorul xeer yorul dara yorul benn ngànnaay bi mën a lor doomi aadama benn policier criminel làqatu fenn visé ko tiré ko balu bopp mu dee lii lan moo ko gën a garaaw gën koo ñaaw. Baye Cheikh Diop bi nekk yëmbal jeune boo xam ne moom manifesté wul lu dul nekk atelier am wóor ba ngoon di wëru lu mu ndogoo ñu tiré ko bal moom itam ci saa si la ñàkk ba kanam boolewuñ ci yeneen moor yi xew fépp ci Sénégal mais ñii ana defkatu ñaawte fii leen rey fan lañ nekk. policiers yoo xamante nii mérito wuñu solat suñu tenue parce que non seulement xamuñ lan mooy maintien de l'ordre en plus dañu indiscipliné indiscipline mënul weesu ngay tiire ci koo xamante ni moom gisu la mel na ku nekk ci jeu vidéo di fo ñii ñooy criminels yi ñu war a jàpp summi seen tenue tëj leen seen giiru dund parce que tekkiwuñu dara xamuñ ci yan anam lañ leen di former mais gàcce lañ pour bépp sénégalais. samedi bii di ñëw incha allah à 15h manifestation bu rëy daañu ko amal place de la nation ex place de l'Obélisque pour libérer képp ku ñu jàppoon ndax manifestation yi fi am fan yi mais aussi sàkku ci force de désordre yi nga xamante nii ay criminels lañ nekk Sénégal ñu traqué leen ñoom itam jàpp leen parce que ñii ñooy bande yu mag yi ñii la ñu war a jàpp. gannaaw loolu ñu ñëw ci benn fee ba Macky Sall di janoog sénégalais yi est-ce que sax da doon wax ak sénégalais yi ndax signe bi mu takk ci veste bi mu soloon dafay firndeel ni Macky Sall jaami seytaane yi fi nekkal la doon adressé wu di leen lancer message. signe bii mi ngi tudd He for She benn campagne bu ONU lancé la depuis 2014 pour nee nañ yemale góor ak jigéen muy campagne boo xamante nii yàgg nañ ko wax finalité bi jubluwaay bi dafa am yeneen objectif yu bokkul jox góor ak jigéen même ak yelleef loolu taxuluñ jóg. égalité des sexes bi ONU bëgg mooy confrontation entre góor ak jigéen parce que nouvel ordre mondial pour mu taxaw ñun famille traditionnelle yi ñu xam muy papa yaay doom lii faa mu jóge fi lii mooy seen programme. léegi comme que mënuñu xëy rek ne góor ak jigéen yi bu leen sayiti li ñuy def mooy créer tension entre góor ak jigéen ñaar ñii waruñoo juboo nañu mettre en place ay politique yoo xamante nii ku ci nekk da ngay xoolee sa morom sa noon seetlu leen bu baax a baax ñiy promouvoir égalité des sexes koo ci dégg muy wax ci góor mbañal ngay dégg benn haine loolu la leen inculqué jàngal leen ko def ko seen bopp yi yéen a góor yi ay noon ngeen da ngeen a war a nekk en guerre da ngeen war a nekk di jàmmaarloo. léegi bu ñu créé divergence entre ñaari sexe yi ku ci ne da ngay dem ba jàpp ni même bànneexu sëy ki nga bokkal même awra moo la ko mën a jox
lii mooy finalité signe Hifoshi bi Macky Sall sol. dinañ ñëw ci signe bi lan lay représenté ci kuréelu seytaane yi mais pour jox leen benn aperçu bu gën a leer même boo demee ñoom ci seeni page mooy signe bi Macky Sall sol dañ fay promouvoir mbiru borom ñaari tur yi weddi gis boo ko ci moo nekk nii ngeen di seen donc moom Macky Sall ci yii la nekk remonté fii la dem ba France dindi drapeau Sénégal def ci poche am amu ci benn gêne li nga xam ne nee nañ mooy suñu drapeau mu dem ba bitim réew di ko ñàkk wormaal parce que weggul Sénégal faalewul Sénégal mais amul benn kersa sol signe maçonnique yi ngir dooleel projet góor jigéen yi dooleel li nga xamante ni mooy nouvel ordre mondial. léegi ñu ñëw décortiquer signe bi signe bii ngeen di gis di Hifoshi comme ngeen ko gisee 5 branches la d'après ñoom li ñu ko expliqué nee nañ dafay signifier yemale góor ak jigéen loolu lay tekki d'après ñoom li ñu wax mais signe bii nii c'est purement satanique yëfi seytaane dëgg la ñu ngi koy wooyee pentancle ci taalibe dajjaal yi. étoile 5 branches la bu ñu inversé boo xamante nii boo ko décodé animal luciférien bii ngeen di gis lay doon ñaari béjjën ak ñaari nopp ci kaw ñu koy woowee ci loge maçonnique yi Baphomet benn symbole boo xamante ni nee nañ d'après ñoom daf leen di jox ay pouvoir magique ci signe maçonnique yi la bokk am na sax ñu ci defar ay collier di ko takk moom la ñu inspiré woo logo bii di Hifoshi bi Macky Sall takkoon barki démb jamono gi mu ne dafa janoog sénégalais yi Macky Sall jaamu seytaane la lépp mystique la ku jara yërëm mi ngi nii ñàkk yërëmandeem bi warul betti kenn ndax kuy def ay sacrifice di tur deret boo amee jafe-jafe doo référé wu ci téréwu sell wi lu dul ay signe maçonnique moo tax chaque jour ñu naan leen xeex Macky Sall ci jaamu yàlla la bokk ndax xeex ko mooy yaa ngi janoog seytaan mel ni kuy sànni xeeru jamra jéego yoo teg jëmale ci moom suñu borom di la bindal yiw ndax poson la buy xeex diine poson la buy xeex valeur poson la ngir suñu stabilité réew kon xeex Macky Sall ci jaamu yàlla la bokk jàngatu tay bi loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dérëjee incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf